mbokk yeeg xarit yi am nañ mbégte ak kontante dellusiwaat fii ci seen plateau seen live ni ngeen ko xamee rek ndax ñun saa bu ñu yegsee fii saa bu ñuy dajeeg yéen rek mbégte ak kontante lay doon kon tey dañuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bu tedd bi di sangu-sang yi moom mi nga xamante ni si moo ñu may tey ji kàttanal ñu dooleel ñu ba ñu teewaat fii ci seen kanam fas yéene leen a indil beneen fànn ci biir émission seen live. jigéen de mën naa nangu ñu waxtaane lu nekk ci kanamam ba mu des wujj xajowuñu ko te mënuñu ko supporter waaye xéewul ñu xam ni ci Sénégal lañu nekk di réew moo xam ne ci ñi ëpp ñi ko dëkkee ay jullit lañu l'islam daganal li ñuy woowe polygamie muy takk ay soxna yu sakkan ba 4 soxna sax lu tax kan góor di dem ba yegg ci situation bu tax muy takk jabar di ko nëbbu jabaram ñu koy woowe takk suuf lu sakkan la ci Dakar waa Dakar téeméeri nit yoo jël juróom-ñeent fukk yaak ñeent ànduñu ci xeetu jëf joojee dañu ko ñaaw lu muy takk soxna di ko nëbb ADER def ci benn gëstu bu am solo bu da koo teg ci ay xayma yu wóor laaj nañu juróom benn téeméeri nit ak fukk ak juróom téeméer boo ci jël juróom fukk yaak juróom-ñeent yi tombal juróom xam nañu xeetu pratique boobu juróom-ñaar fukk yaak ñaar ci téeméer boo jël xam nañu ku nekk ci boobu la situation téeméer ba ñaar fukk yaak juróom-ñaar donte xamuñu ku ko def te musuñu koo def waaye ump leen de dégg nañu ñu koy waxtaanee téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yaak ñeent ñi koy def ay góor lañu wëlif jigéen na xanaa moom waruta bañ ñu koy takk di ko nëbb waaye jàppees nañu ni ñu ëpp ci ñi ñu koy def itam ay jigéen lañu yu sëy ba noppi soit seen jëkkër faatu wala ñu tas ana loolee nu ñu ko mën a tudde irresponsabilité la maanaam ñàkk fayda ci sa bopp ñenn ni déedéet ñàkk ànd ak sa moral la mooy gis-gisu ñaar fukki nit ci téeméer bu nekk bi ñu leen laajee noonu la ñu gisee fukk ak benn ya ñoom joxe ka neneen ni tricherie la téeméer boo jël ñaar fukki ak ñeent tombal benn la ñu gis ci takk suuf moo di ragal la wala am faiblesse wala xañ sa bopp sax say droit ba xañaale ko keneen ko am ay droit nde koo bokkal benn néegu sëy wara ko ump ci ni ngay doxale ak lu la ci mën di fekk ndax yaakaar ju tas la ci sa soxna tax nga takk jabar ba noppi ragal ko ñimoo ko koo wax ndax fitnaay jigéen na ne tax ngay takk jabar ba noppi bañ ko koo wax en tout cas téeméer boo jël ñeent yi tombal juróom-ñaar gis nañu ni jigéen ñi daal ñooy responsable ci yenn yi ndax kay nangu ñu koy jigéen la ka ñuy nëbb jigéen la donte ko góor ki nag mooy uwa ji waaye faaw ñu bàyyi xel ci limub ñaar fukk ak ñaar ci téeméer ya ñu laaj yu nekk ci la ci seen gis-gis nee nañu ñaare jigéen bu nekkee palaasam dëgg fees dell bangam ba kenn du ko fa xatal bu ñu yeggee ci takkal ko wujji dee su ko nëbb ne bu ñu ko ñimee def itam am kex say def ko ñett yu tombal ñett ci téeméer ba ñu laaj nee nañu du loolu mooy joxe justification téeméer baneen juróom yeneen ya ñu laaj ci gis nañu ni takk suuf daal ka kay def jubluwu ci lu dul gaañ soxnaam te du lu xel nag mën a nangu dëgg lu waral takk suuf gi nag en tout cas lu bari la ci Dakar ba saa si may wax ak yéen am na góor ñuy takk ay soxna nekk ak ñoom di fa aye bëccëg te duñu fa aye guddi wala guddi te duñu fa aye bëccëg wala tàggoo séminaire te duñu fa dem ak yeneen yuy wane ni ñu bari ci ay góor dañuy takk ay soxna ci suuf di ko nëbb seeni mbokk ak seen jabar waaw kay man ADER foofu laa yem ak yéen ci gëstu bi ma leen doon defal jële ko ci ay nit yu dëkk ci Dakar Rufisque Guédiawaye ak Pikine te seen dundu yam ci diggante fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki at ak juróom-ñeent lépp ci gëstu bi nag mu ngi tënku woon ci góor ñuy takk jabar di ko nëbb ci gàttal ñu koy woowee takk suuf. xaymaal ma saala noo jàngate yow mariage d'abord bala ñoo dugg ci biir takku suuf gi am na genèse bi mooy d'abord nañu tënk luy mariage d'abord. jërëjëf Nabou mariage liñ ciy gën a tënk mooy d'abord na mbëggeel am na mbëggeel jiitu parce que li olof Njaay di wax kenn mënta namm foo kenn mënta namm foo musta foo xamul te nit ki yaakaar naa ne bi ci gën a am solo mooy ki nga bëgg bu la ko yàlla joxee di nga ko téye mais nit ki heure boo jëlee ko xam ne bëggoo ko wala moom mu bëgg la rek bu ngeen dajee ñu boole leen kii dinaa jàpp ndax yàlla kii dinaa ci jàmm te ndax yàlla bis bu ñëwee rek te mbëggeel amu fa rek amaana satisfaction 100% dootul amati dootul am kon donc na ko mbëggeel lal bi ci topp mooy am na lu jiitu woon diine waaw mais dañu nag lu ngor maye diine nangu na ko waaw ñooñu fi nekkoon am na ci ñoo xam ni lanu tëraloon bi diine ñëwee da ko fee bàyyi waaw muy lan ngor ma nga woon ma nga foon muy li soxna si wax waxtaan d'abord ci sëy waxtaan bëggante nanu booleen ñoo ngi sëy nanu waxtaan man kat bëgg naa yem fii lii laa bëgg am lii laa bëgg am
diine ñëwagul woon mais loolu ngor la parce que waxtaan ngeen ba d'accord ci ay kàddu ñu ne bi ñu ñëwee nag diine ñëw bi diine ñëwee may góor ba ñeenti soxna xam naa oustaz na ci wax waaw soxna si yow yaa takk li nga xam ne que li ñu naan kuy nëbbu di naan boo jàngee feeñ dëgg la yow yaa takk moom takkul yaay góor te diine may na la ba ñeent amal nag fu lay ju toll ni boo amee fu lay takk amal fu lay biral ko nag bu mu biir dëgg la imaam dama bëggoon imaam ñëwal ñu ci façon ngi takk yi amoon maanaam façon ngi sëy yi amoon waaw ak nu bu njëkk bu ñu waxee mariage rek lu sa xel daan màcc jëm ci xam nga dañuy wax ci wolof dañuy takki sëy takk wala dañuy fas waaw le mot fas ou takk foofu ngeen di fas ay kóllëre fas fa soppante fas fa respectante fas fa déggoo te dafa sacré mariage dafa sacré affaire la bu sell kenn du ko fooye yaa ngi dégg parce que ci la ñuy fondé benn société bu ndaw pour mu jëmmal société bu mag bi ok foofu la ñuy jaamoo yàlla pour dem fa aljanna foofu tamit la ñu mën a ñàkkee jaar à côté dem feneen kon du lu ñuy pamti ni du question jur doom kese lu am solo la parce que bu nekkoon question jur doom kese même les animaux rab yi dañ koy def ni ñun mais am na leneen lu ñu soxla ci biir mariage bi kon mooy taxawal benn famille jaamu ci yàlla jur ci doom wuy sa borom dem àjjanaam kon loolu ci sens yi la su ko defee ku nekk di sàmm wala boo mu leen boole démb yaa ngi dégg kon nag comme ni ko Sala waxee bu ñu mayee ba ñeent ñun ñu am droit am ko waaw gisatuma benn lu ñu mën a nëbbu ba tuddee ko takku suuf kon maanaam ñaata façon takkin moo amoon ci jamono amoon na takk façon takk yu bëri am yu islam bañ am yu mu nangu am na islam bañ su ma ko waxee mooy gën a am solo maanaam pas takk suuf bi ñuy wax tey parce que islam am na fu mu ko nangoo am na fu mu ko bañee am na benn mariage bi ñuy wax mariage temporaire waaw dajeeg man léegi c'est comme jigéen boo xam ne dafa mel ni day jaay boppam su ngeen baal ma ci terme bi ñu signé benn contrat su ko neexee 3 jours 1 mois ñu dem lu taxoon ñu bañ ko ci jamono yonent bi saa salaam sahaaba yi dañu daan dem di xare ji yàgg ci àll bi di am difficulté sexuellement mu mayoon leen loolu ñu déglu bu baax mu may leen ko mu dem ba ci biir ne leen léegi nañ ko dindi parce que contexte bi day dañ comprendre nga léegi nag ñu jaar fa nag mel ni dafa mas di continuer di dagan ok kon cosaan laa ngi noonu du loolu kese am na lu islam débuté woon tere jékki-jékki lu islam maye woon jékki-jékki tere ko léegi nag li nga wax lépp am na solo waaye bi ñu ci yitteel ñun tey mooy takku suuf lan mooy takku suuf waaw soxna Nabou takku suuf baat bi dafa leer clairement ci wolof c'est-à-dire takk la secrètement dama yaakaar ne baatu suuf boobu moo tax ñi ciy abusé di fo maanaam moo bi dañ ko topp bi di ci fo malgré takku suuf la waruñ ci woon fo parce que am na islam nangu na ko quelque part buñ ci àggee di si question yi dinaa ko leeral mais tur bi moo jaarloo gaa yi à côté waaw tur bi li ñu naan takku suuf moo tax gaa yi di ci fo mais mënoon naa nekk takku suuf te mu aw yoon boo demee réew mel ni Égypte jeunes yi nekk université sax dañ ko def entre benn garçon benn xale bu góor ak ku jigéen mën nañu toog nii daje rek signé ay papier ne ma takkante nañ ñoom ñaar sans kilifa fekkee foofu xam nga boo baaxul takku suuf la ndaxte waxuñu ko ci kaw non bi ñu ko defee sax moo baaxul waxuñu ko ci kaw pare def bi moo baaxul parce que ñaari xale yu góor a jigéen daje rek ku nekk ne bëgg naa la bëggante ñu signé benn accord su neexee ñu dem quelque part ci benn ruq rek ñu signé leen benn papier ku nekk jox sa morom boo baaxul am na boo xam ne tamit dañ koy def sans seede fekkee te duñ doon sax xale boobu tamit baaxul dañ koy def sans seede fekkee yaa ngi dégg ana man ana yow magum jëmm sax sans seede fekkee boo baaxul kon façon takk suuf dafa bëri terme dafa bari ay terme voilà kon lu ci mën daam mooy jóg daal dem wuuti soxna ca suuf kenn bañ a yëg loolooy sens bi yaa ngi dégg damay ñëw ci monsieur Faye en tant que sociologue monsieur Faye dañu remarqué ba ñu jàngatee li ñu waa ADC indil jàngatal ñu ko xool maanaam pourcentage bi léegi bu ñu daan wax mariage dañuy wax mariage en tant que tel mais léegi dañu seetlu ni ci jamono ji dafa am beneen façon takkin bu génn ñu tudde ko takk suuf lan moo waral prolifération maanaam tasaaroo gi mu tasaaroo ci askan wi léegi lan moo ko waral
waaw jërëjëf madame Thioune man li may bëgg a commencer moom mooy d'abord ñu dellu si waat tuuti ci mariage bi. xam nga ñii d'abord ci genèse u mariage bi li ñu ko gisee. mais xam nga déjà boo waxee mariage. dafa nekk phénomène boo xam ne mën nañu wax ne phénomène culturel. culturel dans ce sens que kii wax na ko sànq société boo dem. dafa am nu muy organiser le mariage. waaw alors objectif organisation mariage boobu lan la c'est nan la ñuy organiser les liens de parenté en fait. c'est-à-dire dañuy délimiter pour mën a wax kan dans la société. kan mooy parent wu kan. te li muy indi nag dafa bari. parce que ci foofu. la ñuy déterminer kan la diw aram wala kan la diw dagan. kan nga mën a sëyanteel. voilà c'est-à-dire que li ñuy wax la notion d'inceste. foofu lay mën a génne c'est-à-dire li ñu mën a wax kii parent proche kii la kii parent donc day organiser en quelque sorte. les liens de parenté. mais aussi dafa nekk loo xamante ni moom mooy à la base. de la cellule de base vous m'excusez de la répétition cellule de base u société bi comme ni mu ko waxee c'est-à-dire que société la en miniature donc foofu la société bi di démarrer di tas alors et donc comme ni ma ko waxee léegi organisation mariage moom mooy que tey jii kii am naa ko sama rakk la wala sama jigéen la mënuma ko jëriñoo mais am naa droit joxe ko keneen en échange kooku am na droit peut-être jox ma wala keneen mën naa dem jël feneen donc gis nga base bi moom mooy que phénomène culturel la parce que selon les sociétés day varier tey jii ñun ni ñu mën a ci suñu société ñu ne kii mën na marier kii boo demee feneen neneen la ñuy waxee ne kii mën na marier kii mais aussi di façon bi ñu koy defee selon les sociétés dafay changer fii goro ngay jënd fële tàngal ngay jënd fële église et cetera loolu moom mooy aspect bi nga xamante ni moom mooy aspect culturel ci phénomène boobu maintenant li nga wax léegi li ngay woowee léegi takk suuf. waaw je ne suis pas sûr. maanaam ay façon ay phénomène bu bees la bu génn. voilà xam nga léegi ñun garaawal nañ ko. quelque part parce que nit ñu façonné aussi bien sur le plan religieux ak sur le plan culturel. moo tax ñu am perception boobu ci phénomène boobu. est-ce que boo demee feneen noonu lañ ko garaawale je ne suis pas sûr xam nga loolu. tamit relativité la. mu ngi mel ni damay dellu si waat si inceste tey jii ñun lu ñu mën a considérer comme inceste soo demee ci beneen société par exemple boo xam ne juive lañu wala société neneen ñoom du ñu considérer la comme inceste donc xëy na bu ñu ko mettre ci contexte bi ci la ñuy waxee ci lañ koy considérer comme phénomène bu graaw kon yow tey boo ma doon tënkal par exemple di ma jox ni ma lii mooy takku suuf loo may wax waaw mooy ni ko oustaz waxee léegi c'est-à-dire que déjà la notion de suuf ça veut tout dire xam nga léegi seen auditeur wala ne la jël ma ci suuf waaw ça veut dire que jël ma foo xam ne kenn du ma dégg wala kenn du ma gis donc déjà loolu ce qu'il y a derrière moom mooy la volonté de se cacher looy def ci suuf ça veut dire que y a déjà intention boobu nëbbatu bi ci nekk aspect nëbbatu bi caché boobu donc loolu moom mooy li ci nekk maintenant lan moo ko waral foofu la coow li nekk je crois que mën naa jël risque wax gis nga société bi ñu nekk man li ma gëm moom mooy que dañu nekk ci société hybride su ma koy traduire ci wolof defe naa mën nañu wax bu doon fas ñu ne mberkele la genre métis la rek bu ñu wax moo bu yomb ci diggante ñaari mbir voilà métis la léegi ñun dañu nekk ci société boo xam ne vraiment su may woon dañu perdre repère c'est-à-dire que dañu nekk entre société occidentale suñu société traditionnelle mais tamit la société arabo-islamique donc fu nekk ñu cof fa quelque part loolu moo ñu xaw a sonal tey jii dans notre société bu ñu duggee ci suñu culture mais nit ñi dañ daan am ñaata jabar dañ daan dépasser 4 l'islam ñëw xaw ko wàññi maintenant ñu nekk plus tard en contact avec la société occidentale mu gën ñu limiter gën ñu xiir ci mariage monogamique mais est-ce que maintenant ñun ci environnement bi ñu nekk bi ñu façonné bi ñu socialisé pour waxu sociologue bi ñu socialisé est-ce que ci ni ñu façonné est-ce que on est préparé à rester dans des mariages polygames ça c'est une autre question parce que tey jii di nga gis nit ku dem ba àgg benn niveau intellectuel bi ñu ne la jël na ñaari jabar wala ñetti jabar mu jaaxal la wala mënu ko jël parce que dafa signé woon monogamie mais celui-là il est obligé mu jaar ci suuf. maanaam dem na ba nga xamante ni li donc quelque part li mu ni loolu la décidé arrangé wu ko. voilà man foofu laa ko gisee. donc vraiment pourcentage bi doy na waar bi ñu seetaanee élément bi pourcentage bi moo yéeg lool ba jéggi dayoo tata maanaam
jigéen lan moo waral lu war a tax ba jigéen a góor dugg ci boobu situation kon sax dama naan góor parce que góor moo koy jiite. moo koy jiite. moo koy jiite kon lan moo waral góor dem ba war a takk ab sëy namu ca sëy boo xamante ni dañuy boole ay nit taxawal ay waajur nit ñi ñëw mu am ay seede mu doon léegi lu ñuy takk ci suuf. lu ko waral. Nabou société naxante lañ nekk. parce que sooy xool xam nga monsieur Mar dafa indi socioculturel. teg ko maanaam société ak culture. te société ak culture fi mu nekk nii dafa am loo si xam ne war nañ koo gën a mën a segg. te gën a mën a segg gi defe naa islamologue bi laay woo foofu pour une éducation franche honnête et boo xamante ne amul benn jiixi jaax amul jaar fii jaar fële. le Coran waxoon naa ko fi benn bés benn livre la ñu ne ñu boo ko ubbee lii benn virgule kenn du ko ci changé. waa léegi ñun sénégalais yi ñu ne dañoo bëgg nag cuub cuppet loolu laa nanguwul. ñam fii ñam fii. loolu laa nanguwul te société naxante la. société orante la. société bu nga xamante ne comme niñ ko waxee damay bañ a wax peut-être baat bi ñu naan waxati na. mais mensonge. defe naa ñëpp xam nañ ko maanaam lu laluwul ci dëgg wax lu dul dëgg. te ñun waruñoo nàmpatal suñu doom yi. ci def lu dul dëgg def lu dul dëgg. parce que su may ñëwaatee ci psychologie. toppandoo limitation. imitation dafa am ay connotation yu bari. limitation copie nag moom la sénégalais yi di def. maanaam ñun dañuy roy. waaw imitation copie ba faf daax waaw te loolu dafa jaaduwul. mën nga jàng ba yee këyit. am niveau bu mag a mag ci jàng mais su fekkee ba ngay jàngi. ah yoonal am na lu ñu laloon. muy éducation de base. bu la lu ci dëgg. am na yoo xam ne sax xal du ko xalaat ba nga koy def. léegi may ñëw ci takku suuf bi di wax ne jigéen ñi man ñoom laay oo man fu ma émission bi jigéen ñi laay oo ci fulla ak fayda. fulla ak fayda jëmale ci ñoom. ñoom laay wax parce que conséquence bi si ñoom lay gën a ñoom lay dellu day gën a metti ci ñoom. ndax góor yi dans le rite balekite ne nañ sax xale bu juddu waruñu def la recherche de paternité. non donc doom bu judduwul ci sëy islam sax reconnaître ko. démb rek def nañ ci débat. ci ay famille mixte. musulman ak chrétien ñu war a def ay héritage. mais bu ñu duggee. doguma la dama bëgg ñu dugg ci par exemple. takku suuf lu waral góor dem ba adonné wu ci loolu. mais góor xam nga góor bakkanam la topp bakkanam rek la topp nafsoom. comme niñ koy waxee góor yi ñoom seen intérêt personnel. seen bakken seen féex ak seen poche. waaw xam nga yor nañu bëgg lu neex bëgg lu neex rek yor nañu alal. ak lu yomb gis nañu Fatoumata fële jekk na nekk na xale. am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba complexe ci jabar bi ñuy takk. dañuy complexe ci famille. parce que am na ci ay famille soo demee tey. li may wax nag man damay wax parce que suñu niveau d'étude moo ñu may ñu mën a waxee noonu duñu on ne prend pas des gants. duñu neexal kenn. déedéet di nga dem ba am na famille yoo xam ne da nga fay toog di jooy ñu ne la yow doo suñu xeet. doo suñu waasoo. waaw waroo faa dugg. maanaam dañuy indi yeneen doo suñu nawle. yeneen considération culturelle et sociale. ñu ne par exemple yow mii ñeeñoo nga par exemple. mérité loo suñu doom duñ la ko may. te dafa am xeet yoo xam ne yàlla dafa def dañu am taar. taar boobu nag góor yooyu seen bakken moom rek moom la ñuy topp. pour mën a génn ndaw soosu ci milieu ba mu nekk fee indi ko fii ndax taaram rek jaral na leen def lu nekk investir lu nekk def lu nekk. te sans pour autant que nga def ko ci anam yi nga xamante ni si yooyu la l'islam digle. famille yi duñu d'accord en général famille yu xale bu góor ba sax duñu d'accord parce que boo waxee ne doomu diw laa bëgg a takk ci yoon. ah yow xam nga fi nga duggam. ñu ne waaw xam naa ko mais ñu ne islam bañul loolu. waaw foofu loolu daal sànni seen loxo. taxaw si nag dee ci nag ba jël ko. waaw te en général femmes yooyu prison dorée lañ leen di dugal man noonu laa ko tuddee prison dorée. waaw ndax femmes yooyu ñu ci bëri ñenn ñi. ñu ci bëri jànguñu amuñu métier amuñu dara dañ leen def jigéen meuble yaa ngi ci biir kër gi solul ba jekk su may dem réception yóbbu la yow laay wane yow laay àndal. kon su ma la comprendre foofu jox nga ma benn aspect ci. góor gi nga xamante ne takk suuf. nafsoom moo ko tax a jóg d'abord intérêt d'abord rek mu neex ko. su ko defee nag ci même les premiers mariages yu amoon. yu jëkk-jëkk yi ci ñu amoon alal noonu la tegoo woon. ñu dem nag ak femmes yooyu xam nga jekk nañu. waaw rafet nañu.
ñuy am ay doom ñu nekk joti lañ kër ñu ngi dem voyage clinique la ñuy wasine Amérique la ñuy wasine pour seen doom am kayit nangam toog ba yàgg nag xam nga xale Sénégal yi comme macha allah ni nga def nii ci plateau bi rek indi taar indi nangam dëgg la wala xale yu jàng wala dara ñooñu dañu dem ba complexé waat damay dem takki c'est intellectuel quel que soit nag fu mu jógee mais nag am nga kayit goo signé ci suuf monogamie fàtte nga ni fàtte nga le signé woon nga am na loo signé woon bopp fàtte woo ko sax da yaa ma neex fàttelu dañuy fàttelu daal di gis xale ba nag teg la nag pression waaw jonge nee na nii la am nu mu mel waaw de xale yooyu dañu leen di xoolal dañuy takk seen buum si seen bakken waaw sa naf su ngay topp dañu leen di xëcc xale yooyu wiiru loo leen def leen lu ne ñoo leen di dugal fu nekk lii yu bon yu nekk ñoo leen fay yóbbu ñoo leen di tukkiloo ñoo leen di rendez-vous loo ut leen ay defalul kayit yu bon fu nekk xale yooyu ñoo leen ciy dugal léegi nag ñu daal di dem nag ca suuf waxtaan mais noonu la ñu dem waxtaan ak ay parents te xam nga tam Sénégal ñu bëri ñu ngi mbubb woo diine ñu ne waaw takk bi moom valable na nga wax ak kii wax ak ñu ne mën naa nekk dem sa jàkka ja ñu takk sëy bi loolu mooy takk suuf dañ koy takk avec une attestation ñu ne waaw imam bi am na ñu ko fekke woon jox nañ leen këyit attestation waaw parce que yoon mën na koo tolérer foofu nag dinañ dem ba ci conséquences yi foofa lay méttee dinañ dugg ci conséquences yi foofa lay xeexee dañ ci ñëw ñun ci conséquences yi la ñuy xeexe ndax xale yi ndax ay enfants bu boobaa dama lay jox kàddu gi sax te duma la dagg ndax xam naa Tata Ndiaye moom macha allah bu dugg see dinañ ko déglu dafa am saala damaa bëgg nga dugg silma ci góor ba àddinay baax lu tax góor di raga ba àddinay baax góor bu bëggee takk jabar da koy fésal lu tax ñu dem ba góor di mu jaral ko muy nëbbatu lu ko wundu li ko wundu bëri na trop mais xam nga dafa am lu soxna si wax sànq oustaz wax na ko ñëw nga ci sànq sax gattax mënul yàgg ci géej bi soppali ko jasik da ngay xool tey suñu xale yi sax oustaz dina xam li may wax même Mamadou Mar dina xam li may wax da ngay suñu xale yi koo ci may nopp danaan booy demee na nga ñëw gàlle demee booy timoro na nga ñëw gàlle ñu naan caaye ñett am na anglais am na wolof am na tukulóor ñett langue yëpp ci biir booy timoro na nga ñëw gàlle ñu naan caaye booy anglais la waaw booy français la timoro anglais la waaw na nga ñëw gàlle olof la ñu naan caayen la mooy lan c'est-à-dire wañ gi mi ñu ngi bañ ci mbàñña xale yi réer nañ dañuy nekk ci biir kër gi waaw xale yi say doom di wax baat yoo xam ne xamal doo ko ni bàyyi lii doo ko ci bàyyi ba mu law ànd ak moom maanaam kon bu ma la déggee dama naan réer ci la bokk ci dem ba nangu woo yow jël décision wu ni naa takk kii te fesal ko la nga cay ragal ci laa bëgg nga damay ñëw ci loolu dama ne la wax xam nga wax dañ koy laytaay dëgg la parce que xale ca basam ca lay jële li muy jël bu fekkee nekk na commencé noonu nga bàyyi ko ci bu màggee dëgër la muy njëkk a def mooy cag daaw bënn nopp bu dee wax ak yow ñëw taxaw naa la xam nga bàyyi ko ci loolu mais bu ëllëgee bu ëllëg xale boobu mooy dem dugg ji ci loo xam ne dadul maanaam dadul wóolu boppam à 100% lépp lu muy def kas-kas la koy defee mais ki nga xam ni dafa juddu fekk ñu yar ko yar bu baax lépp lu muy dugg dina ci dugg fulla ak fayda ñàkk fulla nag weesuwul yow ngay góor nga war a am ba ñeenti jabar nga takk benn indi ko sa biir kër bëggoon nga dugg fa parce que benn dañ koy man dañ koy mat ñaar dañ koy man parce que ñett ngi ci nga takk sa aaw mu nekk ci biir kër gi laam la war sa diggante moom matalu ko li naan nga boot jotle woo ngay jël gamba di ci dolli nga dem nag mënuma mais naa dem suuf gis naa ko ma bëgg naa dem takk ko yaa ngi dugg ci loo xam ne yow leer na nit mënoo ko dina ko indi léeg-léeg ñàkk fayda weesuwul loolu bi ci des nag amaana sax mën nga koo mën mais am nga complexe bu toll ni yow yilifoo sa kër sa jabar takkoo ko daa mel ni moo la takk mais Sala yaa ni woon bëgg nga ba am loo xamante ni signé nga kook ndaw sax luy ndeyi signé bu fekkee ni signé nga ak ndaw si lenn luy ndeyu signé waaye signé moo baaxul dafa xew déedéet xew boo ko jaayee ak tubaab xam nga xew-xew ak li war a am ba dafa xew-xewee rek la jamono bi yàqu xam nga nit ki li nga moom daal jël ko man daal njaay dëgg-dëgg li ma moom dama koy jël lu ma moomul nag moom moo ko lislaam daal may na ma ba ñeenti soxna waaw am naa droit ni sama soxna kat bëgg naa dama lay takk waaye góor laa nag am naa droit ba am ñeent donte benn ba ca laa yem sax si ñëwoon naa kayit goo xam ne ëllëg bi su ma gisee lu ma bëgg dinaa dem takk mën na maa indil waaye nëbbatu ni ci yow laa yem ndax xale ba ma koy takk jekk na wala am na lii wala am na laa nga d'accord ak ci moom loolu dem ba ci gis leneen lu luqi sa bët nga dem dugg ca sa kër bu yëngoo yaa ko yëngal imaam ndax l'islam tere na ko wala l'islam nangu na ko ban la ci def daf ko daganal ba pare tere ko
am na luñ mboot ci suuf. waaw ñu leeralal ñu ko. dama am lu ma dul partager ak suma xarit bi. Tata Ndiaye. li mu ko yemale ci bànneex rek la quoi góor ñi seen bànneex rek la. il faut ñu évoquer leneen ci wetam. parce que bànneex ku xam luy bànneex moom bànneex du yàgg ak nit quoi. c'est-à-dire question bu temporaire. c'est-à-dire xëy na buñ ko tuddoon foo sax. xam nga façon bànneex la. mais bu loolu kese. c'est-à-dire mooy li ñu li suma grand bi wax maar ne. waaw dafa am benn ay idéologie ñu apporté. andil ñu ko affaire monogamie te bokkoon démb ci suñuy aada. ñu adopté ko ba pare mu coûté ñu cher. ok communauté de bien. waaw mais islam waxu ko. déedéet. non Khadija moo nekkoon soxna yonent bi. moo yoroon alalam ba employé ci prophète sallallahu alayhi wa sallam. communauté de bien xam nga islam moo njëkk a ñëw détaché ñaar ñooñu di sëy. même en France dañu mës di imposer femme su ma juumul mu bokk ak jëkkëram alal ji. mais islam a ñëw ne ku nekk am nga liberté. jigéen xam nga daawuñu ko associé sax ci fu ñuy affaire bien boo xoolee même société arabe yi. fu ñuy jëlee yenn décision yi maanaam jaay ak jënd jigéen daawul fekkee. mais islam a ñëw ne jigéen dafa am droit am alalu boppam. sans jëkkëram ne ko ñoo ko bokk. te su ko neexee mu garder ko ci biir sëy bi jëkkër ji yor ay moom soxna si am milliard. waaye di fay ko 100 000 waaye joo joxe dépense. mu téye dërëmam da koy neex rek mu mottali xorom. te doon toog ne bu ngeen mottalee commencé génn ci mbedd mi di ñu weer loolu lañ ciy bañ. ci daal jigéen ñi de. kon il faut ñu dindi yooyu d'abord affaire monogamie mu dañ suñu bopp. mu dañ. ah oui n'est-ce pas dana tax takku suuf dootul bari. communauté de bien mu dañ suñu bopp. parce que am naa benn cas bi ma dama ko dund. benn femme fekk na ma fi toog di waxtaan mu ne dafa ñu fekk ñuy waxtaan mu laaj ñu parce que jëkkër ji dafa def communauté bien ba pare. xam nga kër yeeg lépp moo ko soxna si ñoo koy bokk. waaw mu bëgg a takk beneen soxna fan la koy def mooy problème. la koy def day wuti takk suuf. voilà léegi nag ñu ñëw ci takk suuf bu ñu dindee yooyu écarté yooyu may wax. parce que moo ñuy empêché ak tamit ragal sa kër yëngatu. parce que da ngay xam ne kii ma nekkal xes naa jur ak moom doom. su kër gi yëngatoo dañuy dem wala ñëpp di ma ŋàbbu. yaa ngi dégg su ñëw ci inconvénients yi dinañ ko wax mais li islam nangu mooy takku suuf en tant que takku suuf. xam nga boo dem ci arab dañu la az-ziwaaj al-urfi. noonu la tudd ci arab az-zawaaj al-urfi. maanaam sëyu aada la. noonu la ko tuddee. sens bi loolu la yor. su ko defee nan la effectivement dagan na parce que say conditions yi tax muy dagan. du question tàggu sa jawar mooy tax mu baax wala mu bon. sëy li tax mu dagan du question bu sa soxna yëgul day yàqu. dafa mel ni nga ne maa ngi julli ji su ma tàggul sama soxna su ma jullee du baax. du baax. comprendre nga du condition moo koy réglé. kon fu muy wéree. wér mooy na am seede. am baatu ñaan naa la may naa la. am can li mu jeex tàgg. jeex na. bu ñu ko fekkee rek sëy bi taxaw na ak tur yi islam du àtte tur action yi lay xool action bi ni ñu ko defee tur bi mën naa ñëw def lu nekk yaa ngi dégg mooy nu nga tuddee takkoo am na benn façon takkoo am nga bokk la takku suuf takkoo benn jigéen a lay gis xaw a yanj waaw mu ñëw ne la bon maa ngi lépp li ma soxla mooy ngay aaye si rek waaw xam naa damay joxe rek maanaam pour wax la ne loolu tamit dafi am wuute naag takku suuf kon takk boobu du ko ne islam da xam nga islam tere lu ñu koy nëbb kenn bañ ko yëg foofu la koy nëbb noo ko koy nëbb sax soxnaam la koy nëbb soxnaam la koy nëbb soxnaam mën na ko sax bañ a nëbb nit ñi mais moom soxnaam la koy nëbb da ko dul wax dëgg gi maanaam waaw te soxna soosu mu koy nëbb ëllëg kër gi mag gi day yëngu voilà c'est-à-dire ku góom bi foofu la nekk loolu laay wax ne ma dagg foofu grand mar waaw gis nga affaire bi du lu bees yéenay wax ne léegi la daana am même ci temps saxaaba yonent bi mais daaw ñu ko nëbb comme ñun il faut nit ñi xam ko parce que bu ñu àggee ci inconvénient ngay xam ne kenn waru ko nëbb kenn waru ko nëbb maanaam mariage bi mën nañu ko nëbb nëbb mariage xam nga dara mën na dara te jafe na nëbb mariage bi mën na nekk mais après siiwal ne am naa foofu la coow li ne monsieur Faye dama bëgg nga dugal ma ci en tant que sociologue nga dugal ma ci contexte yi nga xamante ne en général mooy pousser góor à ce que mu dem ba egg ci situation boobu ndax daf ci am lu ma ci xaw a junj nañ sànq affaire monogamie ni que bokk na ci li tax góor di ko def communauté de bien boo signé mu dem ba nga xamante ni si mënatoo dellu ginnaaw ñu dellusiwaat am na aussi nee nañ recherche de sensation maanaam góor li nga xamante ni lépp luy bànneex rek da koy jaral lu nekk am na yeneen contexte yoo xamante ni si waral na takku suuf. tey jii boo demee ci couche peut-être défavorisée yi. peut-être le problème va se poser moins que ci koo xamante ni xëj na dem na ba jàng ba àgg benn niveau bi wala dem na ba am benn yenn ndoom ba tànk yi et cetera. ba àgg fenn fi. xam nga kooku bu demee ba àgg foofu.
am benn niveau bi. waaw xëj na dina gisee boppam que ma dem ba par exemple may fréquenter samay moroom intellectuel xam ne ñëpp ay monogame la ma ñëw naan damaa am kii loolu mën na ko tere def mais vis-à-vis aussi ak sa jabar. waaw je pense que ñaari affaire am na ci. d'abord il y a li ñuy woowee la personnalité de la personne. de l'individu ki nga xamante ni moom mooy def loolu même parce que je pense que quand même nit ki. su fekkee ne ku am personnalité nga. quel que soit ki nga amal jigéen ji sax xanaa bu demoon bay wut beneen jëkkër sax war na mën a ñëw taxaw ak jëkkëram ne ko waaw ci fulla c'est-à-dire que fulla ak ci fayda ci fulla c'est-à-dire que donc loolu pour man problème de personnalité la aussi nit ki nga xamante ni maîtriser wul peut-être personnalité ba war a mën a ñëw taxaw mën a war a wax jabaram que ne damay def tel ou tel c'est ça beneen affaire bi soxna si xaw na ko junj sànq moom mooy aussi problème de responsabilité xam nga jamono yële passé on a tellement parlé de responsabilité parentale mais ci beneen fànn lañ ko jëmee woon mais fii question de responsabilité c'est-à-dire yow bés période bi ngay def noonu est-ce que nit ki xalaat na conséquences yi ñu wax léegi xëy na dinañ ci ñëw après c'est-à-dire que duñu am vision bu sori lii su ma ko defee lan la mën a jur waaw léegi nag problème bi moom mooy maintenant si jamono boobu est-ce que nit ki naf soom la topp wala dañ ko chantage parce que loolu tamit mën na am xam nga sànq soxna si mu nga xam ne góor ñi ñoom ñooy nekk à l'origine mais tu peux faire l'objet de chantage ba nga xamante ni da ngay obligé nga dugg ci chantage yi nag mën na nekk ñaari niveau mën na nekk lii mais aussi mën na nekk chantage sur le plan sentimental et cetera parce que nit ki tey jii bu ñëwee ba damay wax aussi comme soxna si les mots crus bu la xooyee xoy li ñuy wax xoy waaw ci la ba nga xamante ni yow mii peut-être am na foo toll ba pare nag mun na la mais doo ko jote noonu xam nga loolu tamit maanaam am na lum la xoy voilà waaw alors yow maintenant bëgg nga ci voilà léegi yow maintenant donc faaw mu am nooy doxale waaw léegi maintenant nga nekk entre le marteau de sa monogamie bi nga signé ak l'enclume de nan laay jote lii c'est très important mais il faut nga am imagination contexte bi nga xamante ni si sociologue bi indi na ko muy monsieur Faye am na importance ba nga xam ne d'ailleurs sax foofu la ñuy profité dugalaale suñu deuxième élément parce que ci foofu da nga ni jigéen ji nga xamante ni si dugal nañ ko ci biir takku suuf waaye ka ko ca dugal du ko ndóol de du ko sonn de ñu seetaan élément bii di ñëw ñu xool ki nga xam ni moo ko dund ci ban contexte la ko dundee. sama problème ci takku suuf bi mooy ba ma koy def dama bëggoon waa ji ñu génn pendant 2 ans mais mbokk yi ay mbokkam ak samay mbokk d'accorduñu woon parce que bokkuñu woon religion parents yi d'accorduñu woon donc ñu dem ba benn jamono aussi sama wayjur génn àdduna ñu profité ci def takk bi man aussi ma demoon ba commencé liggéey am ay moyens ut sama appartement dëkk fa j'avais de l'argent ma doon liggéey ci benn banque donc ak noonu ñu continuer ñu def takk suuf bi ay xaritam ñëw samay xarit ñëw ak nit ñu fay dañu joxe xaalis quand même joxe nañu xaalis et puis moom aussi amoon na alal waaw parce que mu ngi doon liggéey ci armée bi donc yoroon xaalis donc ñu def takk suuf bi ñu ma dëkk sama appartement moom moo ma fa daan fekk si ni ñu koy waxee sax da doon aye si parce que amoon na jabar ba pare amoon nag moom ay doom dund nañ ci noonu pendant 2-3 ans ñu am doom amaat doom aye bi ni mu doon demee comme moom il était dans l'armée day def benn période boo xamante ne day naan dafay dem mission moom beneen jabaram bi nekkul woon Dakar donc da doon faciliter affaire yi day ñëw ne dafa am détachement fii Dakar donc day ñëw am fi 1 mois 2 mois parfois mu gën a yàgg mais bu demee aussi noonu lay yàggee donc noonu la doon bouger comme moom dafa amoon il était un haut gradé de l'armée noonu la affaire yi doon demee da daan dem di ñëw di dem di ñëw mënoon na am 2 mois du ma ko gis wala lu gën a yàgg am na période boo xamante ne pratiquement toog nañ 1 an boo xamante ne ay 1 semaine lay ñëw Dakar parce que aussi jabaram dafa feebaroon mënul woon déplacé wu lu bari donc noonu lañ nekkee woon pendant 3 ans yi njëkk suñu mariage. xale yi sax xamuñu woon parce que comme ni ma la ko waxee sëy bi yàggul noonu suñu sëy buñ koy xayma ci 5 ans la yam 5 ans yi ñu am ci ñetti doom donc léegi nag commencé nañ nekk ay mag fekk na ñu tas donc ñoom aussi mënuñu comprendre mën nañ bañ a comprendre tas bi sax mais xamuñu lu lan moo waral tas bi. te tas bi sax ñu nga naan tas waaye takku suuf moom xam naa ne tas sax amu ci. man xam naa ne nekk ba woon ci sëy parce que man catholique la donc dewuma église li ñu war a def yëpp te ñun catholique am na vraiment yu bari yu ñu war a def suñu sëy donc loolu rek déjà xamoon naa ne jàngu bi nanguwu ko woon waaw donc de moom tamit diineem xam naa ne nanguwu ko woon donc
c'était pas un mariage mën naa ne concubinage la woon. moom peut-être ak diineem ci ni ma ko expliqué woon dafa def loolu pour bañ a moy. looloo gënoon tax mu proposé woon ma takku suuf bi te comme moom diine l'islam xam naa ne dafa am moy bi daf ci nekk bàkkaar bu rëy donc ma bëggoon ko tamit torop ba ma ko proposé bañalu ma ko ko. regret yi rek li ci ëpp mooy bu fi nekkul da ngay soxla sa jëkkër moom bu demee 1 mois 2 mois daf ma daan dal ma feebar. duma am ku ma nekkal samay doom aussi parfois ñu feebar yenn saa exceptionnellement bu xale bi feebaree noonu wala xale yi kenn feebar ci dina daw ñëw mais du fi yàgg man aussi su ma feebaree noonu donc samay xarit laa amoon ñu may conseiller parfois di ma dëfal ñi ko yëgoon ci ñi yëgoon ne takku suuf la mais barewuñu quelques-uns rek ñoo xamoon ne takku suuf la mais neexul woon daal parce que sëy aussi boo koy kii da nga bëgg a nekk ak sa jëkkër mën nga comprendre pour des raisons professionnelles mu ngeen bañ a jege yow ku ma gisoon daal tey mu bëgg a dugg ci takku suuf laaj ma sama avis dama naan ko bu ko def parce que amul mucc daal jot naa comprendre que ne woo ay nit fay leen takkul sëy donc loolu rek bu ñu koy seet dañ koy tere du ma ko conseiller kenn du ngeen dund quoi dund bu neex du ngeen mën a génn ci yem ci yenn milieux yi du la mën a présenter comme tamit comme sa jabar yenn say day bëgg da ngay bëgg a ànd ak moom fenn mais day ragal tase fa ku mu xam koo xamante ni yëgul ne def na takku suuf bi waaw donc du bëgg tout le temps ngeen di ànd donc da ngeen di nekk reclus dans seen appartement wala du ngeen génn lu bari donc affaire yooyu daal neex. réccu dina fekk jëf wees man loolu laa koy wax dama naan réccu dina fekk jëf wees dugal nañ la ci situation boo xamante ni si mënoo xayma métit gi mënoo xayma maanaam li ci nekk lépp ci ay résultats yoo xam ne yu néfaste laa koy tuddee. kii par exemple imam kii par exemple juridiquement parlant ci l'islam parce que l'islam aussi day ñëw ci côté boobu juridiquement parlant ci contexte boobu ban droit la ndaw si am est-ce que ndaw si mi ngi woon ci biir sëy waaw mu ngi woon ci biir sëy parce que li ma expliqué sax xam naa ñàkk dégg la wala waa ji bëlëfe ko c'est ça le problème am na lu ma xam ne wax naa ko sànq ma rectifié ko mooy li ma wax ne sànq mariage ci lay wéree kilifa ci la bokk ok xam nga tudd moo dama na seede can lekk ak ñaan naa la may naa la kilifa ci la bokk donte woon ne soxna su mag la sax bay mën a maye boppam dina waxtaan ak kilifaam quoi waaw loolu laa ci soxla daal kilifa nga maanaam yégoo daal même bu nekkee yaay maye sa bopp xam nga jigéen mën na maye boppam waaw voilà jigéen mën na maye boppam léeg-léeg sax sa doom mën na laa maye maanaam ki majeur voilà sa doom boo jur bu demee ba kenn féetatu la kilifa moom mën na la maye effectivement Ummu Salama bi ko yonent bii denc doomam moo taxaw comme kilifa sallallahu alayhi wa sallam voilà comme li ma liir ci soxna si dafa wax ne ci religion am xamoon nekkul ci mariage non parce que li tax mu nekk ci mariage du dépendre ci religion ci religion waa ji la dépendre c'est ça le problème julit la te am na droit takk chrétien waaye bul fàtte ni waajur yi dañoo bañoon sëy bi voilà waajur yi ñoo d'accordul kon foofu waajur yi am nañ fa part de responsabilité voilà foofu beneen cas la ci takku suuf yi xew beneen cas la comme waajur bi bañ na rek waru ci woon dugg foofu la cas bi nekk voilà loolu bu nekk maanaam daf ma échappé man kenn man mënumaa jur doom doo xam ne maamam daf koy bañ parce que bu ñu ma ñaan doomam da ba bëggu ko woon mënul nekk kon voilà c'est ça le problème kon soxna si non c'est vrai waa ji mën na am dafa xam nga nañ ma baal du ma ne gradé yi jànguñu diine mais dafa ko xamul diineem la mel ni waaw ñëw dégg mbir mi dugg ci lu femme bi wax mu ne ko non nañ def nii mais ci mariage bi femme day am droit comme ñëpp war a hériter comme ñëpp doom yi war a hériter comme ñëpp moo tax nëbbo li ma wax sànq dafa clair maanaam du yëgal ko soxna si mooy tax mu baax wala mu bon mais après mariage bi soxna bi da ko war a yëg foofu la ñu insi bu ñu àggee ci inconvénient naa ko wax soxna si dafa war a yëg ne non seulement takkal nañ ma wujj te yëguma mais yëg naa ne am naa wujj après parce que lan la ñuy bañ suba su inconvénient yi dinaa ko wax am na yu bëri yu ci mën a juddu kon bu ñu ko nangu nañu ko ni mu takkoo maanaam dama bëgg ñoo xam islam accepté na takku suuf ci manière bii dem comme ni ko grand mère waxee xam nga soo may taajal añ jaagar-jaagariwuloo ngay ciibatu te ma wuti ko fi xam nga jaagar-jaagari dafa am solo dafay maanaam mën naa mere bureau ma ñëw sa jaagar-jaagari tax ma fàtte bureau yi mais ma ñëw kër ga tànkal ma ndox nga ne ma dama sonn wala boog lu ñëw nga ne mbindaan bi nga ne faatu dama tànkal ko ndox bu yàggee ma takk faatu noonu lay demee kon takk suuf yooyu mën naa am ci kër gi comme ni ko soxna si ma bañ ne bànneexu góor yi kese la jigéen léeg-léeg mu provoqué ko ci ni muy teeroo jëkkëram ma may la benn anecdote balaa may la jox kàddu gi soxna si dafa xëy am ay gan rek commencé fas kanamam gan rek togg benn dëxin bu tàng boo xam ne mi ngi ñuy dal dëxin bi dafa tàng xam naa dafa mere jëkkër toute une journée mu ñëw taaj añ bi ba pare wut wantaay naan baal leen ma di dafa tàng
jëkkër ne ko xoolee sa kanam gi ngay ëpp. wantaayal sa kanam moo gën ngay wantaay lii. waaw c'est vrai li mu wax sànq rek gis nga jigéen. jigéen daal mooy base. mooy base jigéen ay àdduna. jigéen ay société jigéen ay lépp. jigéen ji d'abord. parce que tamit góor gi takk. am na pas responsabilité. mais kiy dire ki ñuy diri nag. ñooy même pied d'égalité. jigéen ji bu ñu la bëggee duggee ci takk suuf. bu amee ful la bañal. góor gu am fulee du mu def takk suuf. waaye nag man foofu damay interpeller monsieur Faye parce que dafa am benn non damay dellusiwaat ci yow mais li tax may interpeller monsieur Faye mooy que ni que société bi waajur yi seen part de responsabilité foofu laa bëgg monsieur Faye ñëwal ma fa maanaam taq yi nga xamante ni si kii jullit la mais nee ma ñëwal ma tuubal la nañu na waajur yi ñemeel seeni kanam seeni doom ba duñu dugg ci yenn luxóor yi. xam nga soxna si man dama gëm benn affaire c'est-à-dire que il faut que ku nekk assumer ses responsabilités. gis nga suñu société. bu accès fi mu toll ñun ñoo bëgg mu accès fii. c'est-à-dire que la société est ce qu'on a voulu en faire. effectivement xam nga ñun ñoo nangu nekk en contact ak yeneen sociétés yi. ñoo nangu xëcc ay kii satellitaire suñu doom yi di seetaan feneen et cetera. donc ñun ñoo nangu. mettre suñu société en contact ak ñeneen ñi loolu lu muy laaj moom mooy que on est en mutation. c'est-à-dire que dañoo nekk di changer di muter. jëlee benn point. maanaam ñoo ngi seet suñu bopp di jëm benn point. léegi nag ci biir jëmin boobu. ñun dañoo bëgg ñu sélectif si c'est-à-dire ñu jël ci li nga xamante ni moom mooy suñu intérêt. ñu bàyyi li ci des. or loolu dafa am lu muy àndal c'est-à-dire que il faut que ñu jël société bi même mu jël responsabilité bi xam nga tey jii. ñu wax waxu takk suuf yeneen thème a ngi fii lu mel ni homosexualité. lu mel ni lesbienne li ñuy wax noonu yëpp mais lan moo ci la part. de responsabilité de la société waxuma sax des familles individuellement mais de la société en tant que telle globalement parce que mënuloo bëgg une chose et son contraire on s'est ouvert au monde am na loo xamante ni ñëw na ci mënatuloo woon continuer nga nekk en contact ak ñooy ba pare nga ne tey jii sama doom du seeg catholique bi wala du seeg nit ko waxe wala du seeg géwél bi wala nangam bi alors que américain bi nga xamante ni jaam la woon bu wóor bu ñëwee yor xaalis bu ñëwee nga jox ko mu dem dootoo xool lu mu doon loolu finalement yaa ko poussé ci yenn yi donc xam nga on a tellement de contradictions yoo xamante ni dañ ko war a régler d'abord muy un problème global de comportement et ak parce que tamit c'est important gis nga yi ñuy def noonu yëpp ñun ci la ñuy teetee xale yi ci lañ leen di màggale l'enfant a besoin de repères dafa am solo il faut que li koy wër tey jii ko ci ñuy def noonu takk suuf tey jii doomam jooju du mën a bénéficier wu confortablement ak li nga xamante ni environnement bi nga xam ne moom la war a am pour mën a dund normalement et grandir normalement non wax na ko parce que nee na en fait xale yi dañuy toog ay 2 mois du ñu gisanteeg seen papa relation yi bu dëgërwul bu teguwul fu dëgër day yomba daaneel waaw te ñun su may xoolaat sama xarit yi islamologue yi ñoom Seck ak oustaz Alioune Sall ñoom damay gis ne l'islam teg na lépp jurisprudence islamique dafa am parce que léegi bi mu waxee moom dafa indi la jurisprudence ci contexte prophète bi mu amee mën na ñun dañuy absenté lu bëri fa ñuy nekk nañu fa am ay takku suuf wante nag bu ñu ñëwee mën nañ ko dindi mën nañ nekk loo xam ne contexte bi moo ko indi woon mais suñu dellu see suñu ay biir kër nañu nekkaat ñu war a doon te loolu yëpp dañ koo waxtaane communication la prophète bi am tout à fait fii nag sénégalais dañu dul communiquer ni ñu war a communiquer maanaam duñu diisoo diisoo bi dinañ ko def mais dans le sens bi leen arrangé ñu arrangé dinañu diisoo de mais dañu koy jël teg ko ci pegg bi leen neex moom laay wax man su ma waxatee rek ñëwaat damay indiwaat les femmes man góor yi pour man ñu ci bëri ils sont irresponsables moom kooku moom sama xalaat la les hommes sénégalais comme ni ko kii waxee on est dans une société qui est fumiste maanaam góor dafa vicieux ma ne irresponsabilité dama leen taxañ en général dama leen taxañ ba jàmm rek xaaral rek sëriñ bi man dafa bëri dama bëri sama pourcentage dafa màgge torop ci góor yi ma jël taxañ leen teg leen ne ma bëgg nag jigéen ñi redresser ñooñu am fulla ñun ñooy redresser parce que dañu ne éduquer une femme c'est éduquer une nation tout à fait léegi man jigéen su ma amee sama doom xam nga ñun suñuy wàll sax peut-être xaw na paase mais suñu doom yi ñu ngi leen bàyyi ñu jàngi tubaab ñu ngi leen bàyyi ñu am des diplômes supérieurs parce que ñun en général yaay yu jàng yi dañuy wax suñu doom pousse leen ba mu gën a puusu parce que lu tax indépendance économique bi parce que dépendance day rey dignité nit la dépendance nga dépendre ci su ma xëyee rek tàllal oustaz jox ma 2000 francs ma dem marché def li ma mën
oustaz ñëw na ma neexal ko comme ni ma ko waxee tàngalal ma ndox sangul ma defal ma li defal ma la yow góor jigéen maanaam na nga toog rek di subir. waaw jigéen ñi doo subir sa tu obéis ñoom dañ bëgg nga obéir. waaw léegi ci li ngay subir ci ngay obéir. waaw xam nga ñoom dañu naan ñëwal waaw ñëw naa liggéey sànni naa sama yëre fële si dañuy sànni sax seen yëre duñu lem ah sénégalais yi duñu lem dañuy ñëw rek sànni fële si fauteuil bi wala sànni ci lal bi léegi yow nag yaay ñëw neexal leen nuyoo rafetal def yooyu yëpp man d'accord naa si am na nu ñu koy defee mais dafay fekk góor bi aussi am na lu mu lay nangul la communication bi nga xam ne jigéen bi du nekk rek koo xam ne xolam dañ ko naan bësal sa xol dina am bànneex si échange bi muy échange anteeg jëkkëram bu ko defee li muy def daf koy neex mais comme ni ñuy wax ay kanamu safaraak ay ni nga taaj ak taajin beeg yooyu yëpp dafa am lu koy waral donc ñu man li may bëgg mooy au départ que tout soit clair maanaam suñu doom yi jigéen xam boppam. waaw parce que damay jox exemple damay jël exemple suñu doom yi ay intellectuels la ñuy doon bëgg a imiter moi je dis non man damay waaw man je dis non sama xarit yeeg kaa yi ñuy amaat ñépp suñu leen dégloo pare dañ leen di wax du noonu maanaam bul topp na yow jàng nga ba am nga benn niveau bi rek sa sëy nii nga ko war a conduire non non tey da nga war a mel nii da nga war a am lii am na cas bu concret takk suuf boo xamante ne xam nga fan la ñuy gars yi doon dajee du ma tudd sax restaurant mais c'est à côté fii ci corniche bi rek am na fu ñu daan dem mais bi ma woowee waa ji le fait que jabaram am na lu ko metti ndax moom dañ ko takk suuf aawa baa ngi wane mooy mi ngi wane xew yi mi ngi defar moom tam bëgg na wane ne man diw takk na ma dem na ba ci biir damaa war a bokk waaw ndax dem na ba ci biir mais damaa war a bokk boobu xamatul lu muy def xamatul nan lay def nan lay bokke nan lay fesee ma ne ko attention yow yaa tooñ sa bopp parce que sëy ba ngeen koy sëy def ngeen ko takk suuf say parents sore nañ la torop nekkuñu fi léegi yow tu es obligé ma ne ko yow dafa mel ni tu es condamné prison nga nekk faw nga def li waa ji di la sant parce que soo ubbee marmite bi rek ndax yaa ngi baax yëf ba yëpp day yàqu te ci yàqu boobu dina am lu bëri lu mu indi ndax am na ay doom déjà mi ngi doon wax problème mu doom yi déjà ni mu nekkee les enfants ñu ngi doon laaj seen papa l'affection paternelle parce que xale yëpp dañuy wax sama papa yóbbu na ma école sama papa yóbbu na ma fii wala sama papa nangam xaru tabaski nangam mais des enfants qui sont dans un appartement duñu gis papa duñu gis dara dañuy gis yaay bi jékki-jékki wasin yaay bi jékki-jékki yor bébé waaw fan la fa ñuy defaree bébé bi xamuñu ko dañuy jékki-jékki rek gis ëmb bi jékki-jékki gis doom bi mais xale yi posé wu ay question ba nga xamante ne ndaw ji finalement moom si ndaw si boppam mooy lii rek mooy explosé mais ñun bi ñu ko réglé mooy wax góor bi prends tes responsabilités gis nga Nabou waxtaan wi ubbeeku na parce que tey boo dee xool Adja Ndiaye li mu développé lépp dafa bari góor d'abord li ma njëkkee woon laay wax gis nga mbëggeel bu amee xol du bëgg bañ te xol du màgget sa soxna bu dee ba nga ko bëggoon da nga ko bëggoon ba muy xale yaakaar naa lu ngeen gën di nekk di màgget di ami doom da nga ko war a gën a bëgg xanaa kay lenn mooy am góor mën naa dem ba am 70 ans di am doom jigéen mën na dem bu amee 50 ans wala 45 ans amatul doom nga xëy na yow nga bëgg sa njaboot law nga ne naa takk beneen soxna mais lépp na nga ci waxtaan ak sa soxna xam nga takk soxna yomb na waaye xam nga lu jafe fanaan yi waaw takk yomb na waaye fanaanee jafe boobu dee jafe liñ naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee jafe gis nga nag góor lépp mi ngi nekk ci nit ki da ngay am fulla am fayda fulla nag ak fayda du benn fulla da ngay toog du guux say lex yokk sa ñaawaay fayda nag fayda ak fulla danoo bokk fanaan ci nekk fulla wàcc toog ni ku ma soxla maa ngi nii fayda wàcc ko romb ni ku ma soxla na ma dab nit da ngay am fayda maanaam da ngay maanaam fayda ji mooy téye gis nga sa kër assumer say responsabilité sa kër yow góor yaa moom sa kër mais nag ku nekk jox ko cëram nag sa soxna jox ko cëram del diisoo ak moom del waxtaan ak moom looy dugg na yëg looy def na yëg waaye nag li nga xam ne yaa ko moom tamit soo koy jël bu ne nee doo fi jëlee na nga ko jaral nga daggoo comme moom ak comme ñam yi bu bëggee toog dina kii kat ci ay droit am la nekk parce que nag ku nekk ci bu gudd bi nekk ci bu gàtt bi man nag balaa maa nekk ci bu gàtt bi daa nekk ci bu gudd bi imaam mais lii Sall wax dëgg la xam nga mbëggeel c'est-à-dire nit ñi dañuy jaar à côté c'est ñun dañuy nobaate bëgguñu mais c'est vrai dañuy nobaate bëgguñu c'est que mbëggeel moo wóor c'est que soo ma nobee ay sentiment mooy lalu tam rafetaay bi nga daan gis si man gisatoo ko nga laaj leneen mais su ma xasee bëgg da nga may xool bëtu mbëggeel xool tul mel la ñu wax ne wallaay lancé lu mu gën a màgget nga gën ko bëgg voilà question bi exact d'ailleurs dama la bëggoon dugg ak yow ci bu ñu tollee ci cas bu mel noonu comme ni nga xamante ni si ndaw si dund na ko tey jii bu fekkee ni waajur wu góor wi faatu na est-ce que xale yi am nañ droit donn
bien sûr foofu laay ñëw moo tax ma ne leen sànq mariage suuf maanaam takku suuf du turu bee tax mu bon maanaam na condition yi réunir rek islam daganal mu des nag ne nëbbatu gi moo waral débat bi te moo dul yoon parce que nëbbatu googu mooy tax suba waa ji génn àdduna nga gis ñaari góor taxaw naan son papa la woon ay fitalante lay mujjee am nañu droit hérité parce que même soxna si wax na sànq problème mu non jurisprudence sax wax na ko ci début yaa ngi wax doomu njaaloo sax islam reconnaître ko mais loolu débat la c'est pas forcément ni islam reconnaître doomu njaaloo. de la recherche de paternité. bien sûr dafa am ñu ko bañ loolu débat la ci table bi. xëy na du suñu débat ma bëgg voilà dafa am ñu bañ doomu njaaloo day am na ñu ne day hérité. te loolu bu ñu duggoon ci débat ci yeneen débat naa la ko wax kon c'est parce que leneen débat la mais ma ñëw ci ne doom yi juddoo fii dañoo judd waaw ci takku suuf bi mariage bu islam nangu la yaa ngi dégg lii inconvénient yi mooy nëbb ko nëbbatu bi moo ci dul yoon moo dul yoon parce que soxna si daa war a doon sumunam 1/8 doom yi war a doon bu dee góor mu am ñaar jigéen am benn ok kon dafa war a leer ne jur naa doom feneen xam nga lu tax mooy suba boo defee noonu doom yi kële jur nga jur koo kële. suba mën nañu daje bëggante. waaw bu baax. surtout ça te mooy faral di am sax. voilà lan mooy faral di am sax bu takk séeram. c'est grave. mais dañu profité ci situation boobu sax. dem ci biti jàngatal leen. parce que askan wi nag lépp tamit léppi ñoom la. ñoom ñoonu intéressé. dañu dem jàngatal leen li nga xamante ni si mooy takk suuf ñoom lan moo ci seen xalaat ñu déglu leen. waa xam naa luy takku suuf. takku suuf ah wax dëgg yàlla man de xaw ma ko gisuma it ku ko xam. par exemple nga takk nit koo xam ne famille bi yëgul kenn yëgul. takku suuf mooy góor ñi takk jabar di gën a ba rek. waaye daal xam naa ne bu fekkee xam na it daal duwul lu baax. takku suuf moom ñi koy def moom loolu moom du yëfu nit quoi booy takk jabar même boo amee ñaar sax booy takkee boo bëggee troisième femme war nga ko woo na ko damay takk jabar. ah ak takk daal gi ci jub daal moom mooy ga ñooy defee ca jàkka ja wala ca église bi. loolu kay lislaam daganalu ko waaw loolu moom yàlla santaane ko yonent bi santaane ko. di wax ne lislaam li mu wax ci takk moo ne waxtu wu ñuy takk jigéen su boobaa léegi dañ koy takkee ci jàkka ja wala boog ci place boo xam ne mbooloo dana fa teew su ko defee léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne waxtu wuñ ko defee léegi mu ne su boobaa léegi nañ ko yëgle nañ dóor ndënd yi ñëpp maanaam léegi xam ne kii takk nañ ko ci farata yàlla ak sunu si Mohamed. sëy moom day fekk mu neex yàlla mu neex la mu neex say kilifa xam nga neex say dëkkandoo quoi. ci njëkkoon suñu jamono ñun suñuy parents moo ñu daan maye ah bu ñu neexee ak bu ñu neexul yëpp ñoo ñuy maye te buñ ci àndoon ñoom d'accord ci ak ñoom dañuy am ci sëy boo xam ne nii day am l'islam day am barke nga am njaboot nga am barke. nit ki lépp looy nëbb rek di ko def sans autant que say ñi ko war a yëg ko rek loolu légalul. que yow ku góor ki yaa ngi koy def mais nekk loo xamante ni xam nga loo décidé woon la au début su fekkoon ne da nga ko décidé au début kon yow ak femme bi du ngeen marié. parce que nit ku nekk war nga am fule sa bopp nit ki bu la bëggee ba wax laa takk wala ñëw sa kër sa ndey ak sa kër baay waxtaan ak ñoom ba takk la. waaye léegi liñ bañ mooy nga jaare ca gannaaw ñëw takk waxtu woo ko defee nag léegi su boobaa ñaar ñi nga xam ne ñoo takkante mën nañuy dem ba nga xam ne ëllëg ku góor ki nem amoon na beneen soxna doomi kooku mën na ñëw takkante ak doom bi te nag ci sariya léegi sariya nangu loolu. parce que boo si juree doom ba doom juddu si par exemple ku góor ki décédé nga ñëw signaler dono bi affaire yooyu problème lay andi. mais léegi nag xale yu jigéen ñi xam nga seen solution li ñuy defee ñoom léegi ñoom ñu tal seen bopp ñooy bëggal seen bopp ah dem seen seen bopp moo ndax sëy boo xam ne nii kenn du ko yëg yaa xam nga boobu sëy amul sens. ba pare yow léegi sa wujju xamoo sa wujju léegi ëllëg si biir mën ngeen dox ba seen doom daje si àll ñu takkante wala leneen loolu yëpp mën na si am. comme ngeen am ci doom bi màgg xam nga mu dox ñu ne ko kii baayam nii la woon moo yaayam ni leen sëye affaire bi kalaate xam nga nii la tax mu ñu séparé quoi. góor war na am fu la joo xam ne buy takk jabar war na ko wax jabaram ndax loolu wujje du dara bu yàlla leen boole wërsëg da ngeen war a ànd boo ko wërsëg rek. maanaam sariyaatu yonent Yàlla Adama maye woon na léegi ku góor kële jigéen ji lañ koy takkal jigéen ji góor kële lañ koy takkal waaye ci Xaabil ak Haabil rayante woon na ci boo xoolee ñi njëkk a dee ci kaw suuf maanaam ci loolu la amee mu ne ki ma bokkat biir lay takk léegi daal bon li ma bëgg a wax mooy ne nit du takk doomu baayam te nag ñaare loolu moo koy war a takk suuf maanaam moo koy waral loolu bokk na ci li nga xam ne bon war na lépp loo xam ne ñu ngi koy takk
bu ñuy takk daal su boobaa dañ ko yëgle ci koñ bi doomu aadama yëpp xam ne léegi kii ñuy takk nii may nañ ko kii ci farata yàlla ak sunna si Mohamed waaye takk suuf moom daganut te du dagan ba pencam yàlla. daganul te du dagan ba ci pencum yàlla kooku imaam laa ci interpellé imaam bi nga seetaanee élément bi lan nga mën a déduire. waaw xam nga ci commencement waxtaan bi sax expliqué nañu lan la c'est-à-dire xam nga lu tax nit ñi comprendre naa leen ni ko nit ñi di defee la ni ko nit ñi di defee la maanaam baatu takk suuf li ko nit ñi di defee la mais du takk bi ci boppam wax xam nga lu muy nirool sala nga julli ci biir julli bi nga sàcc portable jàmbur ñu sëgg sama portable wadd wala sama 200 taxawaat ne àlla bar xam nga lan moo xew julli waa ji wér na mais bàkkaar la def waaye bàkkaar na julli gi bàkkaar na ci maanaam julleem wér na mais bàkkaar la def noonu la mariage comment dirais-je takk suuf niroo kon mën na ni yan en général yan couche sociale lay gën a touché doom yi la doom yi la parce que bu jëy bu ñu ku nekk xamul dem toog sa kër papa toog mais doom yi fan lañu dem seen alalu bàyyi su nekkoon ne tey dafa bëri ay millions ñu ne ko doo donn histoire bu dul jeex la ñoom ñooy xuloo ñooy histoire bu ñu takkantee suba ba bàkkaar di ci am doom yi ñooy lorwaat doontoon ne waajur yi dañ ci gàddu par responsabilité encore ma rectifier dara fii loo wax ñuy la takk ci jàkka lay wéree wala église non parce que askan wi ñoom loolu lañ ci xam dañoo miin dara c'est-à-dire ci kër mën nañ takk ci biir kër wax naa condition yu wéral takk kilifa dot bi can bi seede yi ñaan naa la may naa la ak fu ñu ko mënta defee moo ci am solo voilà kon ñu bàyyi xel sénégalais yi li ñuy waxee kon loolu foofu sax damay dugal sociologue bi ci biir même question bi laay duggaat ak yow ba tey parce que dama bëgg a xam yan couche sociale en général ñoom la takk suuf di gën a lor waaw bon je pense que comme ni mu ko waxee je pense que doom yi xëj na ñoom lay gën a lor d'autant plus que du ñu responsable du ñoom ñoo dem takki du ñoom ñoo dem gis bëgg donc ñooy ñi nga xamante nii parce que lor bi si ñaari fànn la moom mooy d'abord du point de vue psychologique comme ni ñu ko waxee sànq li ngay soxla ci say waajur doo ko mën a am affection boobu dina manqué mais du point de vue aussi ci màgg gi ak ëllëg seen éducation tout ça yooyu yëpp day dugg en compte mais xam nga dafa am benn affaire bu ci am même ñun ñi suñu bopp ñu ngi xaw a maslaa tuuti xam nga saala léegi maanaam ñu ngi koy raay waaw ñu ngi xaw a raay tuuti xam nga saala léegi da nga wax sànq nga ne non nga takk jabar ba mu yàgg mu xaw a jëm mag waaw non daf ni mu jëm vieillissement bi vieillissement waaw xam nga foofu waxuloo wax ji nga gis xale bu baax ci wet gi vieillissement xamoo nooy def waaw dama ne am na loo jotoon a signé dama ne derrière vieillissement bi derrière vieillissement bi waaw mais c'est la sexualité il y a pas autre chose c'est-à-dire non en fait c'est ça la vérité c'est-à-dire que dañoo bëgg tey jii buñ la mayee jëkkër di la yeb toujours aspect boobu gars yi duñ ci wax tellement dañ lay wax toujours déggalal sa jëkkër nangam sangam or bi ngay dem sëy su wutiwuloo ngooñ du ngooñ nga wuti non c'est-à-dire c'est ça la vérité c'est-à-dire du question wut am doom rek sax mais est-ce que di nga épanouir est-ce que sexuellement li ngay wut yaa ngi koy am foofu wala déet c'est-à-dire que il faut que dans les couples aussi ñuy jéem a imaginatif un peu jigéen ji mais attends nit ki doo ko jox tout le temps ceeb bu jën nga jékki-jékki changé si tu sens que sama waa ji nga temps yi xaw na kii mais nag monsieur Faye nga indi beneen fenn foofu duma ko ànd ak yow ndax foofu kon ngor duggul non kon ngor duggul non déggoo li ma dama la bëgg wax ne la xam nga ngor moom waaw am na fu muy yem gis nga nit bu la ci kenn nax ñaari affaire la instinct la ak donc bu fekkee ne amoo loo xamante ni moo la mën a permettre nga maîtriser sa instinct boobu c'est-à-dire que li philosophie di wax le moi le ça le moi et le surmoi ki nga xam ne moom mooy censuré effectivement dina am instant boo xamante ni nit rek la c'est-à-dire que nit ki boo demee ba épanouiruloo si sa biir couple mais c'est normal nga toog nga provoquer waxtaan góoru Sénégal ñoom sóoruñu sexualité pour jigéen sóoruñu ko dégg nga ñu ne boo ñu lay booy sëyi dañ lay muur dem di la réeral ay buntu kër yooyu yëpp naxante la pour man xam nga man bëgg naa ma sàmba ma demba laa sëyal damay dem directement kër ma sàmba ma toog sëy mais ma sàmba boobu ñun ñaar ñooy mat suñu biir nekk parce que l'épanouissement moral de la femme ci biir sëy su amul suñ njëkkee ne asalaamaaleykum nga explosé. kon maanaam sexualité de la femme dañ ko nier. merci dañu ko annihilé. dañu ko def ci suuf dañ ko dëxëñ pour ñoom jigéen góor bi daal
sexuellement c'est ce qu'il vient de dire. moo tax ma ne ko yaa ngi ràcc jëmale sa kanam. sexuellement góor bi rek moo war a épanouir sexuellement jusqu'à avoir des enfants ba 70 ans. kon ñoom ñaar war nanoo bëggante ba rëcc du am yoon ba takku suuf di ñëw loolu laa la xamal mooy base bi. te ñun loolu lañu war a xamal suñu doom yu jigéen. kan nga bëgg a sëyal diw. ah bëgg nga ko waxuma ay nopp de sopp xam nga kii wax na fi nobel soppante coup de foudre yooyu yëpp ay coup de foudre ay noban so amul mbëggeel moo am man bëgg naa diw sama biir xol bëgg naa ko ngir yàlla bëgg naa ko dama koy sëyali xam nga kooku loo ko muñ loo mu muñ ko waaw mais xoolal mère boobu suñu yaay moo ñu daan may wala suñu papa ñoo ñu doon maye rek ñu dem sëy ngir yàlla parce que amuñu woon niveau d'éducation bi les contextes n'étaient pas les mêmes tey nag pour ñu adapté wu ci contexte bii man foofu laay appeler les Sénégalais surtout bu ñu xale yi juddoo sama problème mooy nañu xam lan mooy seen diine que ça soit la chrétienne ou la musulmane na xam diineem est-ce que éducation boobu rek dana tax doyul nit ki dem ba ca biir waaw gis lu mu bëgg koo def est-ce que dana fàttali ko yar ganu ko yaroon ci cosaan moom laa lay wax parce que buñ ko yar du ca yegg du ko def xelam sax du fa nekk xelam du dem sax ba njortu ne damay war a def dara di nëbbu ndax dëggal nañ ko moom dëgg la xam dëgg lay def su waree am soxna dafay ñëw wax ko parents yi wax yëgal soxna parce que nee na gis nga nee na mën nañ koo def ba pare yëgal ko gis nga jigéen ni ko fii sénégalais ni ñu jàppe jigéen si laa d'accordul man dama ci d'accordul parce que l'équité et la justice dañu doxalul foofu équité ak justice doxaluñu ko de waaw doxaluñu équité doxaluñu justice ñoom dañu doxal des déterminants socioculturels Saala même Saala buy wax moom déterminant socioculturel lay wax moo tax sànq sociologue bi ne ko ñu ngi raayal te nekkatuñu le contexte actuel du Sénégal gas dugg ci biir dañu caa nekkatul parce que tey suñu kër yi da ngay gis suñu doom yi nekk bitim réew ñu wàccil ñu fii ay métis indi leen gàddu leen dañ koy gis tous les jours indi xale yi gàddu leen ngay gis la presse di ñu ci dimbali ci loolu ay xale yu seen papa jàngi woon dem ñu nekk juddu feneen damay wër sama papa dañu koy dégg ci presse bi ci rajo privé yeeg communautaire ñu ciy échanger nee nañ ma de sama papa xam sama yaay nee na di la tuddoon am na si ñoo xam ne dinañ dem ba duñu bàyyi këyit sax soxna bi ñuy nekkal foofu seen nafsu rek lañu topp seen bànneex seen intérêt yi ñenn ñi dañuy dem pour takku pour ñu am këyit parce que en général loolu mooy contexte mondial bi nekk naa ci benn dëkk am naa jafe-jafe pour liggéey fa wala pour ñu xam ma pour ma jàng damay dem rek si benn soxna na ma neex nii rek kooku xaw maa neex wala këla ñëw sax moom jigéen bi bëgg ko wan ko mbëggeel mais moom mu ngi fowee sentiment wu jigéen bi du ko wax du leer xam nga soxna si li mu wax ba léegi moom fekk si na ma ci li ma doon wax parce que ma nee naa toujours dama ne jigéen mooy société waaw jigéen mooy àdduna mooy mànga sinu yàlla jigéen yàlla fi jël mystère yëpp def ko ci jigéen jigéen mënut a may soxna mais mooy jur ilimaanu jàkk kon donc dama ni jigéen kon fekk seen ci mais maanaam foo fekk positif da nga fay fekk négatif foo fekk lu baax da nga fa fekk lu bon am na góor ñoo xam ni sànq ci côté bi ñuy waxee ñun maanaam ci côté traditionnel bi ñuy waxee tradition bi buñ ci dee wax mais maanaam mooy lu diine maye ngor maye na ko parce que ngor ak diine dañuy lëkkaloo dañuy ànd parce que man yaakaar naa ni yow daal man dama yaakaar ne jigéen d'abord war nga ko xoole sa yaay war nga ko xoole sa rakk war nga ko xoole sa jigéen war nga ko xoole yow sa soxna kii moo lay jural say trésor muy doom donc lan moo war a mën a tax yow sa diine may da la nga takk yow ku góor ki am nga peut-être les moyens wala peut-être amuloo ko mais xol mooy bëgg dem nga ba gis benn xale bu jigéen leer na ne ni yow kii boo ko takkul di nga fo ak moom te fo moom leneen la araam na ñaaw na jekkul bëgg nga takkal mais booy takk na nga diisoo ki nga nekkal man foofu laay waxee ak looy def nga xamal ko nga diisoo ak ki nga nekkal muy sa aaw nga ne ko kat man kat gis naa koo xam ne kat wax dëgg yàlla cofeel dox na sama diggante ak moom bëgg naa koo takk ci diine l'islam yàlla daal may na la ñeent foofu sama imam laa fay interpeller parce que il est mieux placé que quiconque pour wax ci foofu mais monogamie la prôné léegi may ko mu voilà gis wax foofu nga mën nañu takk ba pare ci baatu takk suuf bi bu tere soxna si na ko xam loolu lañ mës a yonent bi dafa mës a wax parce que suba wax nañu inconvénient doom yi dañu war a hériter maanaam fi ñuy waxee ngi nii day leer c'est-à-dire si toutefois dañuy insister moom ak i morom wala keneen da ngay insister ne balaa maa dem naa ko wax te bu nekkee boo ko waxee mu def ni faamu saalum ba boobu sax fekk takk nañu ba pare waxuma la bu ñu takkuloon dañoo takk ba pare yu ne ko takk nañu mu ne papa ji abal ma
cour bi ma seet ampoule bi. cour ma seet déggul wax ji dafa tiit ba inversé ko. abal ma cour gi ma seet ampoule bi parce que dafa bëggoon wax abal ma am ma seet cour bi pour dóor ko ñi ko ne. sa jëkkër am na wujju. maanaam góor dina ragal loolu ba wuti takk suuf maanaam wax sama soxna ne maa ngi takk jabar rek. mu sotti ma diwlin bu tàng. ñun d'accord ci violence. d'accord ci violence maanaam yooyu damay wax rek damay wax lu waral nëbbutu bi comme ça ñu xam ne du côté góor kese man ànduma ci ñu koy nëbb en long terme. non nëbb mariage bi mën na nëbb parce que du sart ne jigéen mooy yëg mariage mu doog a wér. dëgg la xam nga sànq wax nga ne aada moo xañ jigéen lu bëri te islam xañu ko ko. jigéen day rendi ni góor. tamas géem jigéen day julee néew ni góor. jigéen day gunge suuli néew ni góor. suñu aada mooy écarté yooyu. jigéen bu nekkee ne tamit mënul maye mën naa maye boppam. am na fu mu toll ci aada xam nga ku sëy sëyaat da ngay waxtaan ak sa kilifa yaa naan bëgg naa wala bañ naa. pour wax la ne yooyu nañ ko teg aada bu ñu ko toppee rek mën naa mu am gàllankoor. ci dafa bari gàllankoor. voilà pour wax la ne islam la ñuy waxal fi mu ne. lan la ñuy wax ak ñun. c'est-à-dire jigéen islam moo may góor mu am ba ñeent. c'est-à-dire aaya bi mu wax borom bi nee na su nekkee da ngeen ragal ne du ngeen maandu. c'est-à-dire lan mooy maandu question baa ngi foofu. très important maandu mooy lan maandu di ci domaine nu bëgg. waaw góor amaat maandu ñun mënu yàlla sax yenuñu ko. xam nga la yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo amoon lu ëpp sax ñeent parce que yàllaa ko may. te kenn amul droit nag romba ñeent parce que yàllaa ne ko ne laa yaxilu laka nisaa'u min ba'd amatoo droit takk keneen ku dul ñii kon ñoo ko tane sax. da ko may ba pare mu romba ñu mu limité. dootoo fase te dootoo jël wala waa jëm ko xus na ko na la ko tegal boo gisoon jigéen bu dàq ñii doo bàyyi ñii pour ñooñu kon ñun am na ñu changé di changé kon 4 la ñu may 4 yooyu mooy équilibré góor te maa ngi jàng benn étude gis nga jigéen dafa commencé ëpp góor depuis 2e guerre mondiale góor ñi xam nga ñooy dee ci société yi accident de travail góor a koy def guerre yi soldats yi góor léegi jigéen yi ñoo ëpp jigéen boo xoolee léegi monde bi boo doon séddale góor ñi ak jigéen yi su ma juumul ñi def waa ADSR nañu ma dimbali après soo séddale góor ñi jigéen actuellement chaque góor war na mën a am 7 jigéen oui noonu ngeen ñëw loolu doy na waar di kon naka la ñu def ba du ñu am ñeent islam yaa nga ko wax kon yow moom jigéen ñi nga xamante ne amaguñu borom kër bu ñu dégloo imam danañ kontaan moom xaaral ma ñëw foofu maanaam maandu gi fan la waaye ñi bëggul wujj dinañ la mere voilà naturellement da ngeen bañ wujj moo tax takk suuf bi xaaral naturellement jigéen daa bañ wujj takk suuf bi day gën a garaaw kon lan la ñuy wax c'est-à-dire maandu mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo daan séddal li mu yor ba pare ne yàlla li ma amoon joxe naa ko li ma moomul nag jàppale ma ci mooy xol bi xam nga alqalbu cœur lu muy signifie en arabe mooy luy tourner cœur ci arab mooy luy tourner ñun dañoo weex bët xol bi moo weex bët du bët yi buñ ko xamee rek baax na yaa ngi dégg mais dañu lay wax na nga organiser wu ci weex bët bi nga bañ jalgati ok kon su nekkee ne maandu mooy lan góor ga waxoon na ko ma jox ko ma doog a terminer dafa jóge tukki wala boog jëndal ñaari wujju yi ay yére quoi dafa ñëw ne leen mètre tissu lay jënd am na awa bu ndaw bi ñu jëndee affaire yi ba pare soxna su ndaw si naan dañuy tollole mètre tissu yi day tolloo maandu la ñu wax waa ji ne ok ku nekk mu jëndal la 6 mètres wala 7 mètres waaye ne comme da ngeen tollole mu dem jëndi ngan di ñaari paire yi daal la xam nga kii tànk yi daa tuuti mu dugal ko ci mu commencé la mu ne tollole naa ko kon tollole bi ci man ci joxe lañ ko wax mais ci xol il faut am koo gën a nopp waaye na nëbbu voilà bu ko manifester xam nga la waa ji waxoon bu mu jógee ci tukki jël temps yooyu dërëm ngan yaatu na lool dërëm bëri woon na mu andi 4 dërëm ci tukki bi gis aawa bi jox ko benn dërëm ne ko yow rek laa wax nag li ma jëlee ci tukki bi dërëm rek laa ci am tukki bi daa metti mun na ba toog ñaareel bi def ko dërëm mu ne ko yow rek laa jox dërëm bu ko kenn xam mu def ko ñetteel bi ba ku nekk mu jox la dërëm mu toog di añ ki ci gën a sopp mooy bëri pour moom rek la ñuy jox dërëm mu commencé di wanewu xam nga jigéen léeg-léeg mu toog ci ndab di naan man 2000 bi ma may keroog de dara desu jot te may ñu ko dara day cokkaaskale rek wala muy cokkaaskale te mu dugg ci néew bi kala poñe ko ne ko jox nga kii 10 000 te jox loo ma ba muy coow naan sama nijaay kan nga gën a nopp ci ndab li waaye kan nga gën a bëgg góor gi ne leen ka ma joxoon dërëm ba rek ci polygamie heure bu ñu ko arrêté ci société bi mooy futti nañu mooy du ñu dañ di jàmbat mariage suuf mariage temporaire di làqatu di njaaloo di ñëw parce que satisfaction bi góor am sexuellement bu ñu ko négligé Mara wax na ko gis nga vie sexuelle tas na mariage yu bëri lu bëri bu affaire bu tabu wala prophète da nga daan takk soxna nga ñëw wax ko mu ne la loo takk mu ne la jéeg nga ne ko jéeg mu ne la halla bikran tulaay bu xaawa tulaay bu loolu ma la saala dama bëggoon nga takk jànq ngay foog moom muy foog yow parce que jox na vie sexuelle importance am mais góor gi ci ëppal
parce que mala yi sax dañ koy def yaa organisé wu buñ ko négliger tas na mariage yu bëri. moo tax may wax ne jigéen. ci vie sexuelle am ci vie sexuelle ñëwal foofu dugal foofu intéressé na ma vie sexuelle. waaw jigéen mën nañ ko droit mu tas sëyam parce que jëkkëram mënatulu ko dara. waaw bu yoomee mënoo ko xaar da ngay dem. bu la satisfaire sexuellement balaa ngaa njaaloo nga dem. parce que kenn du toog fi naan muñal te mënoo muñ. kon may nañ ko ne que porte yooyu échappé. kon vie sexuelle dafa am solo bi nga xam ne dafa tabu léeg-léeg mariage tas. ci loolu kenn du ko ñumee nettali. même góor yonent bi jàngaloon nañu vie sexuelle d'une manière que kenn bañ a lool moo tax mu jàngaloon ñu ne boo àndeek sa soxna ba nga faj sa yow yaay njëkk a dégager li nga soxla yow. nee na bul jóg ci kawam te tàggoo ko. parce que bu ñuy pare la jigéen di commencé da bànneex xam ci yenn saa yow bu la dara nag ci laay ñëw sax ndax muy wax sama prochaine émission incha allahu rabbi ci la ñuy dugg sax. jàpp ma ne grand-mère daf ko favoriser mais dafa bëgg ñu bàyyee ko xel. parce que léeg-léeg dina tàggu. xam nga léeg-léeg ñu ne jigéen ñi benn lañu. non jigéen ñi du ñu benn. ñu benn moom. parce que mën nga am ñeenti jabar ñëpp kenn du ci am fem. nga naan juróom laay wuti te sañuloo ko. ngay xool nooy débarrassé wu ci kenn. xam nga di nga sacrifier kenn. voilà kon gis nga jigéen mën nañu nekk kat du am satisfaction. non maar day dugg foofu. parce que société bi bu ñu demee ba nga xamante ni si nee nañ conséquences yi laa bëgg yow nga ñëwal ma ci d'ailleurs foofu sax la ñuy tëjee. mooy suñu fin wu émission. dugg ci conséquences yi nga xam ne takk suuf. jur na ko bañ nga monogamie nee nañ fiiraange moo dugal jigéen ñi ci loolu yëpp moo ñu ko yóbbee ndax boo fiiree ni bu sëñ bi taqee ma dem nee nañ vie sexuelle bi bu matalewul mu dem c'est-à-dire que ñaari kii la xam nga nit bu nekkee jigéen nekk ci société comme ni mu ko waxee sànq il a de s'exprimer d'exprimer sa féminité. Or ñun xam nañ ne fii nu ñuy exprimer jigéen nu muy exprimer féminité mooy comme ni mu ko waxee jonge et cetera. jonge waaw mën a organiser par exemple yenn cérémonie woo say sa belle famille et cetera. tey jii kooku elle est limitée. Elle est très limitée sur ce plan là. loolu mooy li ñu gis. mais li ci ginnaaw nag c'est-à-dire que sur le plan sentimental sur le plan sexuel comme ni ñu ko waxee li nga xamante ni moom lay vivre parce que tey jii nit ki mënuloo régler sa sexualité en te disant que toutes les semaines wala benn yoon laa ko ci voilà day xaw a doy waar keroog maa ngi dégg Oustaz Alioune Sall muy wax ne que nit ki sa soxna war nga jot ak moom au moins 2 fois ci semaine bi loolu sax ça pose problème polygamie boo amee 4 jabar tey jii nooy def xam nga loolu ça pose un problème mais juste pour dire que ne kooku am na benn droit boo xamante ni xañ nga ko maintenant boo ñëwee ci doom yi foofu la gën a ti garaaw parce que doom yi du nekk rek ponctuellement parce que l'enfant a besoin de s'épanouir nekk ci environnement boo xamante ni dina gis ay parents di communiquer et cetera mu am lu muy jeexital ci màggam yaa ngi dégg mais plus tard aussi comme ni ñu koy waxee tey jii bu dee lu ñu làq on ne sait jamais avant muy feeñ. xëy na fekk waa ji dee. ku la wax ñaari xale yi dañu gisante ci diggante bi. am nañu d'autant plus que quelquefois comme ni ñu koy waxee deret day xëcc. donc vraiment conséquences yëpp nit ki bu ko mesurer. même su ma dee wax ni dóor ma kuur sax dinaa ñëw wax. après ma régler li ci des. ma régler li ci des te foofu sax dama lay jàppale ndaxte am na benn anecdote bu ndaw rek boo xamante ni si sax jot nañ ma ko nettali. bi may préparer émission bi parce que am na koo xam ne dafa jekki ba càgg ñëw. ci kër benn xale ni dafay seet paa bi fekk fa benn xale bu góor rek bu mel ne saala biige xale bu góor bi di ko xool ba càgg ni waaw xale bi moom tubaarkàlla macha allah xale ba nag mel na noonu tubaarkàlla mu génn dem ni yaay ji man daal kii xaw ma fu mu dëkk sam papa lay sedde waaye bala moo dem rek na ngeen ma laajal ay famille am ak fan la dëkk ndax bëgg naa ko ndekete xale bu jigéen ba doom baayam la ba ñu demee ba gëstu ndekete baay ba amoon na takk suuf ci suuf doon ko nëbb xoolal boobu conséquence mais bu ma la waxee ne la xale bu góor ba fa mu yegg yépp sax ñeme ma ko wax ci biir plateau waaw mais léegi xam nga foofu leneen mu ngi ci imagine toi kooku noonu xale bu góor boobu nga xam ne peut-être papa moo nekkoon référence am tey jii il se rend compte que papam def na ay affaires yu dul noonu ci suuf mais kooku amatul benn symbole amatul benn repère kooku amatul benn référence day perturber même ci biir éducation et cetera alors que loolu c'est important nit ki ci éducation bi dafa soxla ay repères que ce soit sa biir famille que ce soit feneen nit ki dafa soxla ay repères di wax ne man kat kii tey jii su ma wàccee dem sama kër lu ma def sama doom day bëgg a def comme loolu imagine toi bés mu dégg l'enfant a tendance à recopier sur son père gis nga am na góor gu baax gu daan wax ni
même sa doom sax boo koy éduquer bul ko wax man du ma def nangam parce que nit nga rek ëllëg mën nga jum te bis boo nekk du ma def nangam ëllëg yàlla nattu la nga jum nga def ko sa doom li muy njëkk a jàpp mooy sa papa wax na lu dul dëgg donc sa doom da ngay jëf muy gis c'est tout sa doom toujours del jëf muy gis parce que xam nga sànq sa waay wax na lu am solo Mamadou Maar Faye wax na lu am solo gis nga góor ak jigéen dafa am loo xam ni d'abord mooy jiitu moo ko saa fekk si nañ ci boo loo nit ki mën ngaa wax loo mënul mais kenn mënut a def loo mënul yow bu la leeree ni yow ku góor ki yow munoo satisfaire sa soxna benn soxna à 100%. waaw nga ni da ngay wuti beneen di ci dolli xam nga lan ngay di sa bopp gàcce. am na genn góor goo xam benn anecdote dafa takk ñaareel. bu fanaanee fee fanaan fii benn bis mu ñëw di war a fanaane ci ñaareel ba mu jaral ko mu ne taximaan bi su ma wàccee rek yenu ma fay la. pour porter malade pour bu demee leer na ko ni foofu du fa mën dara. mu ñu yenu leen ma ñu yenu ko ak ko jënd ko ci kër gi. bu fee fanaane fee waaye Saala pour mën a mucc. waaye Saala. ñëwal ma ci beneen bi. bi nga tab te moo ma ñor man. ndax moom laay développé mooy ki nga xamante ni. am na benn. te amu ca satisfaction sexuelle. ñemewu koo ŋaang ñemewu koo wax ñemewu koo yëkkati ca kaw. mu jaral ko mu raam nànk ci suuf. dem wuti takku suuf ci koo xamante ni dana ko mën a satisfaire. dinañ dem plus loin loo xalaat ci kooku. ñooñu plus loin la ñuy dem xaaral xam nga toujours mooy li ma doon wax fii ci kii rek moom laay wax ci kee. yow leer na ne yow mënoo nit mën ngaa wax loo mënul mais kenn mënut a def loo mënul. yow ku jigéen ki d'abord. parce que jigéen dafay soxla boppam comme ni góor soxlaa boppam mais yow su dee yow am nga sa jëkkër te yow leer na ma ni sëy yi léegi 90% bi yëpp góor ñi am satisfaction mais jigéen ñi amatuñ satisfaction ñu ci bëri ngor moo leen ci bàyyi na leen waxante dëgg nag parce que ñun góor ñi suñu bopp toj na suñu xam-xam jeex na ñun xam fi ne lan xool non c'est vrai benn cartouche nga yor jeex na xëy na ki nga xam ne sax fooyewul boppam naam am na nu mu organiser boppam xam ne mi ngi ni muy dundee xam na ko organiser na boppam moo ci am chance mais tey jii boo takkee benn jigéen ñaari jigéen boo woowee benn jigéen ñaari jigéen boo toogee waxtaan ak ñoom ngor moo leen di bàyyi seen biir seen amee satisfaction sexuelle dëgg amatuñu ko waaw parce que yarew ñu leen ko dañ Kandiaye d'ailleurs dama lay jox occasion wu sax nga jaare foofu ñu terminer parce que foofu la ñuy tëjee parce que li Saala wax dama koy dëggal parce que jigéen ñi ci seen biir yar construire nañ leen dañ leen mooñaaleel yow da nga war a muñ waroo wax da mu neex mu naqari ñoom duñu wax dañ leen ne doo leen waxkat sa làmmeñ day gàtt mooy gàtt làmmeñ tànk bu gàtt toog sa kër bu sa am na benn woykat bu ko woy fii bu sa lu sa jëkkër wax daal nga ne noonu lu say goro wax nga ne noonu mais nag attention gis nga góor bi nga waxoon sànq en général xale yi dañuy am tour góor bi ci koñ bi paa bi ci koñ bi mooy façon yooyu benn xale bu jigéen bu ñëw na xaritam tey nag dama lay wan sama paa bi loolu la ko wax de moroomam la te xamul ne paa bu muy bëgg war a wan moromam boobu mooy maamu xale bi moo jur yaayam mais xamu ko xale bu jigéen bi sama paa bi rek la wax parce que ak instant bu nekk ñu ngi ànd xale baa ngi jekk paa baa ngi koy jox muy solu ñu ngi dem mu ne ko nag tey rek dama lay wan sama paa bi ndekete maam jala mais xam nga ni affaire bi découvrir oo mooy daf ko ne daf ma ne nañ dem ba bërëb sàngam ñu taxaw foofu xale bi ne ko mais pourquoi nañ ko xaar fii rek comme fii mbedd la tali la nañ mu ne ko non parce que sorewul këram mu ne ko sorewul këram bon de xanaa kooku ñun war nañ koo xam comme sorewul te ñun ñëpp ñoo bokk patelin mu ne ko kooku war nañ koo xam mu ne ko peut-être war nañ ko xam mais man daal nee na ma nañu dem ba fee mais nag gis nga paa boobu gàcce moo li mu wax gàcce moo ko ci mujj dal effectivement parce que xale bu jigéen bi daf ko ne man daal su fekkente ne loolu la man sax du ma demati loolu duma demati mais la fille lui a parlé xale bi bu mu déggee ci oto bi waxtaan naak paa bi ne ko mën a diw laa bëggoon a àndal wante ne moom dafa wàññeeku mu ne ko est-ce que xam nga diw mooy kan mu ne ko diw doomu diw ak diw mu ne ko waa dinaa wax ak moom mais fille bi jour boobu waxu ko kan la mais xale bi fexe na ba xam ne moom moo sëtam la kon taxawaayu jigéen ji nga xamante ni si pour éviter takku suuf tëjalee ma foofu ban taxawaay la jigéen war a taxawee man daal li ma gis mooy la vérité c'est la vérité te Olof Njaay nee na dëggay mujje ci lépp imaam waaw dëggay mujje man kenn du ma nëbb imaam sa dernier benn jigéen warul nëbb ñu koy nëbbu di ko takk di ko nëbb bu ko benn jigéen jërëjëf Kandiaye xam naa ni que doyaloo mais suñu temps moo jeex imaam sa dernier mot ñu dellu di nuyu ñëpp grand mère Sala Bigué suma xarit soxna si kii suma xarit la xamante nañu maintenant li ma bëgg a wax rek mooy communication ñu wax sànq évoqué ko na continuer ci biir famille bi man ku fonk jigéen laa du lu may wax ne suma famille laa fekk ñu fonk jigéen man bi may waaj am soxna sama yaay dafa ma doon artu
30 000 laa daan fin de mois ma ne ko damay takk jabar mu ne ko xalaatoo ko day sonn. ndeysaan ma ne ko na ma bëgg rek ci famille boobu laa juddoo xamuñu toroxal jigéen communication bi na am te tamit jigéen yi bàyyi seen morom yi ñu bokk ak ñoom wërsëgu yàlla bi ci biir kër gi. nañu wàññi fiiraange gi parce que ak tamit monogamie bi parce que bu yàggee góor da lay nëbbut xam nga lan la. góor bu yàggee bu gisee ne da nga koy soxore lu mu bëgg a am day wut ay fem yu mu lay nëbbutoo. da leen communiquer nga xam ne julit la war na am ñeent. mu xam ne sama jabar su ma ko woowee di ko wax moom yéen du ma ci fekk. dina ñëw wax la ko dama mës a dem affaire étrangère benn conférence ma ne su ma soxna su may wut ñaareel day bokk ak man ngoro gi benn paa daf ma artu benn paa ma artu mu ne moom doom bu ci dugg xamoo jigéen ñi te loolu mooy sama philosophie parce que dama naan dañu war a yëg nga waxtaan ak ñoom parce que ngir éviter yu bari voilà mu ngoog su ko defee loolu mooy dundal famille bi ku nekk yaatal sa morom ci biir ñëpp xam ne ay nawle lañu kenn war yëpp kenn jigéen dañ koy respecté jox ko droit mu wax xam nga suratu mu jaadala la discussion surat boobu di tax mu benn soxna suñu tooñoon la mu ñëw di revendiquer yonent bi di ko noppiloo ne ko sa doom baay bi sa doom bàjjen deful loolu de yàlla jékki yoonu Jibril ci biir néeg bi ne ko li mu wax dëgg la jëkkëram moo ko tooñ kon pour sauver cellule familiale bi lan mooy taxawaayu ku jigéen ki lan mooy taxawaayu ku góor ki ngir takk suuf mën a éradiquer wu ci société bi lan mooy sa dernier mot. waaw man damay dellu si rek ci notion bi ñu wax. ñu tënk rek waaw c'est-à-dire que communication bi ak échange mais aussi plus de responsabilité. il faut que société bi dans sa globalité. ñu bàyyi nekk des hypocrites. c'est-à-dire que il faut ñuy wax. ku nekk aussi di assumer li nga xamante ni. say responsabilité la jërëjëf monsieur Faye Sala. ma bàyyi la nga tàggatoo li may tàggatoo vraiment di kontaan trop soxna Ndiaye moo xam boo partage bi day neex. et puis c'est ça li mooy kii. Imam Assane noonu moom waxtaanam toujours macha allah dama koy déglu fajar gi monsieur Mar Faye Mamadou Mar Faye maa ngi koy tooñ sànq suma papa Mar Faye moom ndeket ki ñu ko tuddee moom lañ ko tuddee man li ma naan le monde est petit Sénégal ñoo bokk ndey ak baay mën nañoo xuloo mën nañu xamee kenn mënul xas sa morom mais li may wax rek mooy encore jigéen ñi li oustaz wax nanu yaatal jigéen nag mënut a bëgg wujjam waaja takkoon ñaareel indi ko jaw ñi ko takk naa la wujj daa tiit ba boot mbotama di ko tàppal naan ko noppi wujj noppi doom te mbotama la boot naan ko wujj du nit yàlla rek la loolu moo la jigéen mënta bëgg wujjam mais nag nanu yaatal xam ne góor yàlla moo ñu may ba ñeent mais yàlla nañu yàlla may rek lu ñu leen di yore ku fi dégg lu ko naqari nanu jéggal dafa mooñ tax a jóg ku fi dégg lu ko neex na xam lépp kàttanu suñu borom la defar ak mooñ tax a jóg Sen TV seen live ci kaw ci kanam ci lu baax jërëjëf wax dafa jafe jërëjëf Sala Bigué sama xarit sama naataangoo ci li ñuy tëjee nañu sant yàlla ndax ñun yéen rek yéenuñ ñor bëgg nañ saa yu ñu yëkkatee kàddu rek askan wi kontaan ci loolu la ñuy dox kon dañ leen di jox dig daje ci yeneeni émission ci yeneeni feem ak ci yeneeni fànn fii ci seen télévision bu mag bi di la Sen TV